ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalal ci seen jàngatu bés bi. tey dañu ñëw wala bokk dellu si waat ci l'affaire Sweet Beauté ndax mu ne ni li ñëpp doon sàkku depuis 1 an muy yoon def liggéeyam te lépp nag ñu teg ko ci dëgg lii dafa baax ñu préciser ko lépp ñu teg ko ci dëgg. tey yoon woowee tegaat dossier bi ci table bi yëg ngeen convocation propriétaire fañ ne la mbir yi amee woon muy Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram ba déglu leen ñoom ñaar ñëpp. muy nag dossier boo xam ni ñun dañ leen diggoon ni fuñ ci toll daañ ci def taxaw seetlu ndax itam Sénégal dootuñu nangu ñuy wëy di ko yor ci nju njaaj teg dil ak complot lii dafa war a jeex ci politique bu Sénégal te ñu jubli ci liggéey ngir defar suñu réew lii benn mbir la. ñaareel bi mooy bu dul dara aussi lépp fukki ndaw ñàkk nañ seen bakkan ci lu mënoon ñàkk bu doon ñi war a doxal yoon jiital nañu ragal yàlla ci li ñuy def ba ñu wut lu neex benn mbindeef mbaa groupe doomi aadama. kenn ci responsable yooyu ndax bari nañ muy Bassirou Gueye newoon fi procureur de la République déjà avant ñuy ubbiwaat dossier Sweet Beauté bii rawale nañ ko remplacer ko ngir turam disparaître ci affaire bii. gannaaw sale boulot yi fi kàccoor yi mu defoon ci coow lii moment bi ñu doon déglu Ndeye Khady Ndiaye ne ngi ni daaw en 2021 daañu leen ko détaillé benn par benn ci vidéo bi responsabilité Bassirou Gueye ci sos fent ay mbir volontairement ci tayeef waaye du ci génne noonu donte jéem nañ ko rawale ngir ñu fàtte ko mais duñ ko bàyyi ndax vidéo yi dafay des l'histoire retiendra parce que Sénégal tàmm nañ di wutal nit way wu rafet. alors que ñu mel ni procureur Bassirou Gueye yi ay woyu lañ c'est des délinquants lépp nag ndax mbiri àdduna te dina leer tey rôle bi mu joué woon ci dossier bii ba plus d'une dizaine de jeunes ñàkk ci seen bakkan. dañuy taxaw d'abord ci kaaw Ndeye Khady Ndiaye laataa ñuy ñëw ci li Bassirou Gueye liggéey ci dossier am ak quelques éléments de preuve laataa muy dem ñu koy remplacer. déjà nañu xam ni. audition wu maanaam déglu Ndeye Khady Ndiaye wareef la ci wàllum yoon ndax bu dul dara fañ ne la mbir mi amee woon moo ko moom ki waral cool yi muy Adji Sarr moom moo ko recruté woon di ko fay ngir mu koy liggéeyal kon yoon lañu déglu ko en tant que patron institut Sweet Beauté. waaye nag mënuñu ko déglu dans le fond du dossier en tant que témoin oculaire maanaam ku fekkee woon la xew Sweet Beauté guddi 2 jàpp 3 février 2021 jour bi Adji Sarr dem di porter plainte. ndax moom Ndeye Khady Ndiaye ma nga woon hôpital gannaaw ba mu amee woon doom de manière prématurée buñ koy déglu moom mooy xëy na digganteem ak Adji Sarr ndax Ousmane Sonko daan na fa ñëw ak lam fa daan def ndax coow mës na fa am ndax Adji Sarr mës na ko kalaameem déet et vraiment liggéey bi gendarmerie def na ko ci anam yu mucc ayib comme ni ngeen koy gisee ci PV bi su ko defee ndaw si tontu ci laaj bu ci nekk bu noppee ñu yeewi ko mu ñibbi këram. moom amul luñ ko war a mën a toppee wax dëgg fa yàlla mais jamono jii ñuy wax ak yéen moom Ndeye Khady Ndiaye dañ ko placer sous contrôle judiciaire ci gàttal prisonnière la boo xam ne li ko wutal ak ñeneen ñi caabi féete ginnaaw mooy mi ngi doxi soxlaam ci réew mi mais yoon da ko teg loxo nangu passeport am maanaam mënul génn réew mi ci prison à ciel ouvert la nekk. lii nag dina jaaxal ñu bari daañu poser ay question koo xam ne fekke woo yëgoo tinoo naka lañ la mën a xañee say àq ak yelleef lii lépp liggéeyu Bassirou Gueye la woon bésu 5 février 2021 gannaaw ba ñu déglu Ndeye Khady Ndiaye ba noppi lan moo xewoon bés boobu noonu ci li ñuy ñëw. bi coowu Sonko ak Adji Sarr jibee wax nañ leen léegi ni mi ngi fekkoon Ndeye Khady Ndiaye hôpital gannaaw ba mu amee woon doom prématurément. d'ailleurs fa lañ ko jëlee moom ndaw si yóbbu ko section de recherche ngir déglu ko période bi nag dafa doon recevoir ay appel ay proposition millions yu takkoo takku ngir mu dëggal tuuma Adji Sarr yi maanaam confirmer que ni Ousmane Sonko moo ko violé mu wax ci kanamu enquêteurs yi ne leen Adji Sarr kalaame na ma du benn yoon du ñaari yoon jëm ci mbiri Sonko en échange ñu fay ko xaalis bu baree bari. premier jour bi ma njëkk a woo mi ngi ma fekk brigade de recherche la ma fekk. sama avocat. mi ngi toog. Touré mi nga xam ne moo ñu enquête mi ngi toog ci 16 ans. sama portable ma doo ko sama poos téléphone bi sonné Touré ne ma fii dañ fa interdit pour wuy téléphone man ne ki may woo si ne ma bës balde na ma def ko may libre xamul sax sama tur daf ma finaa ma ne ko wii
mu ne ma 15 millions mi ngi nii pour ñu dugal la foo xam ne da nga toog wax loo xam ne nii ñun man ak yow ak ñun kii ñu tudd sa yàlla suñu borom bi. Touré kii kon sama avocat bi la coppet téléphone bi nang ko ci sama loxo ne ma bul jëlati benn appel. malgré proposition yi ndaw si wax li mu xam ne dafay xool digganteem ak yàlla mu wax ci PV gendarmerie yi ne mësul am problème ak Ousmane Sonko. enquêteurs yi dem nañ sax ba laaj ko ndax mës ngaa maase Ousmane Sonko mu ne waaw ba ci premier jour ba mu fay ñëw waaye mësuma woon comportement bu doyadi wala woon ko keneen ci li ma xam. bi ndaw si nag seetalee Ousmane Sonko ba noppi daal di wax enquêteurs yi ne xale bu jigéen ba mu bàyyi woon ca salon ba ak Adji Sarr ñu naan ko Aïssata Ba nettali woon na ko ne Adji Sarr Ousmane Sonko dafa dem rek jour boobu noonu mu am ku mu woo téléphone ngir mu jël si ko maanaam genre complot lu ko gën a ndiru. fii nag laay problème am tàmbalee. jour biñ ko dégloo mu wax lii ngeen liir sànq ci PV yi lañ ne nañu tëgg ay pexe ngir noppiloo ko ndax dafa bëgg a xajamal mbir yi dafa bëgg a yàq li ñu liggéey bay si fii. première chose yoon wi ñu njëkkoon jaar ngir tëjlu ko moom ndaw si mooy xool ndax salon de beauté bi am nay kayitam déet boo amul kayit ñu ne ko ràpp ci kaso bi pour kuy exercer benn activité sans autorisation kuy yëngu ci benn mbir tamoo ci ndogalu service état yi yëngu ci wàll wi. lii yëpp Bassirou Gueye moo ko doon coordonné moo doon woote section de recherche ngir ñu chargé Ndeye Khady Ndiaye mën ko dëjlu. heureusement pour ndaw si mi ngi woon ak ni ne am maanaam moom ndekete dafa sax créer entreprise ngir mën a liggéey comme ni ko yoon tërlee këyit yaa nekk nii mu jébbal ko waa gendarmerie ne leen sama lépp ci yoon laa ko teg. donc fii échoué na mënuñ ko ci tëj léegi ñu ne nañu lambaat feneen. laaj leen lan la procureur Bassirou Gueye defoon jamono jii tey rek ngeen di jommeeti pour ñi yaakaar ni Sénégal ay nit yu sérieux ñooy gérer wàllum yoon ñi jàpp ni yoon wi dafa tëddee njaaxanaay daf fi nekk pour protéger sénégalais yépp. bi Bassirou Gueye xamee ni ndaw si mi ngi ay kayitam ak lépp dafa dem ci internet bi comme que entreprise Ndeye Khady Ndiaye bi mi ngi tudd Institut Sweet Beauté mu dem def ay recherche Facebook. yem ci page bii ñu naan Sweet Massage page boo xam ni Ndeye Khady Ndiaye moomu ko moment bi ñuy def vidéo bii turu page bii ñu tuddee Sweet Massage dañ ko soppi tuddee ko Mina Massage mais comme que dencoon nañ lien bi moo tax ñu mën leen gisaat facilement te ci erreur bi ñu def mooy soppiwuñu profilu page bi ak couverture bi. xool leen bu baax image yi bàyyi leen ci xel. comparé leen ko ak image yii ngeen di seen à droite te mu nekk en noir et blanc gis ngeen benn la. image yii nag la Bassirou Gueye capturé envoyé ko waa gendarmerie ne leen dugal leen ko ci dossier d'enquête yi ne leen ndaw si ngeen baal ñu ci wax ji dafay cagatuloo ay jigéen image yu bon yii lay publier ci page am. moo tax boo jëlee PV bi gendarmerie produire te ñu envoyé woon ko assemblée nationale. présenté ko député yi ngir ñu summi malaanu kiiraayu Ousmane Sonko comme ni ko député Bara Dolly di wanee fii image yi moo ci nekk. gis ngeen photo yi Bassirou Gueye mi ngi ko jëlee ci page Facebook bu ñaan Sweet Massage page bi Ndeye Khady Ndiaye moomu ko benn groupe bu jigéen la buy jaay seen bopp ci internet bi di jël ay image yu ñeneen di ko dugal seen page pour attirer ay góor ay clients. bañ na ko ba ñoom dañoo publier ni seeni bërëb mi ngi nekk Ouest Foire ci ginnaaw siège fédération sénégalaise de football. page bii nag ngeen di seen mooy bi Ndeye Khady Ndiaye moom muy Spa Sweet Beauté Spa. boo défilé ci page bii nii gis ngeen amul lenn luy ndiru jaay sa bopp seen numéro téléphone ak seen adresse muy Sacré-Cœur ñu ngi ko mentionné. procureur Bassirou Gueye bàyyi page bii nii dem jël beneen page boo xam ne ñooñee dañuy def naka sudul noonu capture image ya fa nekk envoyé ko section de recherche ne dugal leen ko ci dossier bi ci page yu Ndeye Khady Ndiaye la jógee ñoo xam ni seeni numéro ak seen adresse bokkul ak sax bu Ndeye Khady Ndiaye. boo demee léegi ci opérateur téléphonique ñu génnale seeni tur ak seeni sant ba ci seeni pièces yi ñu identifier seeni numéro. lii moo tax Ndeye Khady Ndiaye ba tey jii ñuy wax ak yéen yoon di ko toppee incitation à la débauche kuy xirtal ay doomi aadama ci njaaloo benn publication d'image contrainte aux bonnes mœurs
kuy fësal ay nataal yoo xam ne àndul ak kersa ak worma ñaar waaye itam complicité de viol ku ëffal góor ak benn jigéen ngir mu sàkku ko ci li ko neexul. lii ba tey jii ñuy wax ak yéen moom la ñuy toppee Ndeye Khady Ndiaye sos yoo xam ni Bassirou Gueye moo ko tëgg muy lu neex a vérifier il suffit que nga jël page bi ñu wax ni moo ko moom woo leen téléphone ngir xam ñooy ñan fekk leen fa ñu nekk ñooñee ba tey seen page mi ngi dox ñoo ngi jaay seen bopp di publier ay image yu bon a bon mais kenn jàpp leen. ki nga xam ni nag moom moomul yëgul fekkeewul lu dul tur suite moo leen boole ñu placé ko ci sous contrôle judiciaire di ko jaamanteloo entre gendarmerie ak tribunal. te lu ngeen ci xamul moom Ndeye Khady Ndiaye procureur dafa ni woon ñu tëj ko nañ ko placé garde à vue nëbb ko jant bi ci loo xam ne ay sos yu mu créé la toute pièce moom Bassirou Gueye xamul ne xel ni waxul dëgg mais faa mu tëj lu ndaw si parce que dafa lànk ni bokkul ci complot. moment bii nag la capitaine Touré bu ngeen gisee lu tax gars yi mere ko lii moo tax capitaine Touré ba mu demee ba xam ne ndaw si dañ koo bëgg a teg injustice koo xam ne mi ngi soog a am doom joo xam ne prématuré la dafa soxla tàngooru yaramu yaayam bi ko jur rax ci dolli mu koy jox soowu weenam régulièrement ñu nar koo tëj yàq àddunaam rayloo xale bi bañ na ko ba période boobu noonu ku ñu naan docteur Pape Matar Faye nekk service de pédiatrie bu hôpital Fann moo bind attestation médicale bi nii ne bu xale bi nekkul ci loxo yaayam mën naa ñàkk bakkanam. bi lii ne amee capitaine Touré constaté affaire yi ci la waxee ndaw si am nga droit am avocat ci lañ ko booleeg maître Bassirou Baldé ngir mu mun koo taxaw. ba ma ko waxee man woo naa Seydou Bassirou Gueye le procureur de la République. pour informer ko le cas. alors jëlul au téléphone mu ne ma naa ko envoyé SMS mu envoyé ko SMS préciser ko conditions yi nga xamante ne aujourd'hui la vie de la petite fille est en danger si elle n'est pas avec sa maman parce que elle a besoin de sa maman. alors ba ma ko informé loolu ci diggante bi am na communication entre moom ak commandant bi moo woowaat capitaine bi passe na ko ma wax commandant bi mu ne ma rappel Bassirou Gueye nee na da lay jël ma rappelé ko mu jël ma expliqué ko li ma ko expliqué mais moom mu jàpp ni que ñoom li ñu bëgg mooy que dañ koy classé garde à vue mu sukkandiku ci loolu dañ koy placé garde à vue. ma ne ko mais garde à vue bi fan lañ ko teg. teguñu ko ci dara pour ma wax la te yàlla moo ñu tiim. teguñu ko ci dara lépp li nga xamante ni ñu ngi ko koy bëgg a tuumal moom xale bi def ko. ce qui se passe en fait Papa Alé c'est que moom dañu bëgg moom mu revenir sur cette déclaration bi nga xamante ne def na ko ci presse bi. mais ñoom dañoo bëgg ndaw si déclaration yi mu waxoon mu dellu si waat si. soo changé version dama lay jox 15 millions. comprendre nga. nga ne non attends. boo changé version je te donne 15 millions. donc lii lépp la Ndeye Khady Ndiaye dund ndax lan nee nañ ko waxal ni Ousmane Sonko moo def mu bañ ne moom du wax lu mu xamul ñu ne dañ koy noppiloo tëj ko kaso antuwul ñu ne nañ ko toroxal dem ba wax borom kër ga mu luyee woon doon fa liggéey mu daal di annuler contrat de location bi ñu dàq ko foofu noonu yàqal ko activité am léegi lii yëpp am ay nit sañ a taxaw naan dossier bi complot amu ci wax lu dul dëgg nga ne du ma wax lu ma wóorul ku dee ak sa bàmmeel ñu ne léegi doo am jàmm ci réew mi nga gis ñoo xamante ni booy leeral yu mel nii ñu ne déedéet da ngaa war a neutre te yow nga xam li nekk ci biir dossier bi maanaam Sénégal li ñuy woowee neutre mooy nga xam fi dëgg féetee ba noppi di jaay muus ak màndu naan yàlla rek a xam te mu wóor la ni en âme et conscience que lii jalgati yoon la. ani association duñu sax wax féministe waaye association benn groupe dealer ak seeni góoru mbootaay duñu tudd nag turu kenn di la defal promo ndax représenté wuñ dara ci réew mi yi xam lii Ndeye Khady Ndiaye nekk di dund dem di défendre ay nar ndax lan foofu moo ëpp xaalis nguur gi ay millions lay fay pour képp ku pare pour défendre Adji Sarr li tax ñu interpellé leen ci vidéo bii mooy wan sénégalais yi que ñenn ñi wooy seen bopp ay féministe fii ci Sénégal du ñëpp nag lu dul promouvoir ak dooleen bon ñoru leen jigéen ñi ñu war a waxal dëgg kaasal leen duñ leen faale dañ leen di tànqamdu seen combat du pour la vraie femme sénégalaise les femmes sénégalaises battantes di daan seen doole seen lépp ñu teg ko ci dëgg xaalis bañ leen këf les femmes de valeur ñii taxu leen jóg ñun nag dossier bii duñ ci bàyyi lenn am na yeneen yu war ñëw nag buñ ci yeggee rek daan ci wax
nañu dem ndànk-ndànk ba keroog lépp di feeñ step by step ndax dafa am yenn xeetu politique yu salte yoo xam ne nii dafay war a jeex te fii la war a jaaree ndax lu ko mooy caaxaan ak tappale sos ak fent ay mbir yu amul ba raylu ci ay doomi aadama dafay wëy di am tànk Sénégal. kon tax seelu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.